président dañ la bëggoon laaj lan mooy roofoo ci biir bëre. roofoo moo di duggante. roofoo moo di duggante. duggante waaw roofoo mooy bu defee ñu taxaw kon boo gars yi gis nga loolu président xamal ñu roofoo ci biir roofoo lan moo ci mën a xew. roofoo yan jël moo ci mën a am. bu fekkente dem nañu ba mënuñoo dem ñu bàyyante. ban jël. roofoo man de ba ma nekk xaleel mënoon naa bëri nag dama lay wax. xam nga moom mosuma ko wax mais naa la ko. man ku mën a galgal laa woon. galgal boobu moom lay def ci politique sax. sama adversaire politique bu ma bëree jaaxal ma galgal. sama adversaire politique bu ma bëree jaaxal ma galgal. loolu leer na merci président. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fii ci seen télévision Futurs Médias tey nag di talaata di ñeenti fan ci weeru octobre ci seen émission Roffo ci émission Roffo bi nag bi nga xam ne mooy émission bu njëkk ci année 2011-2012 ci li nga xam ne mooy ubbite làmb ji ginnaaw bi nga xam ne bëroon nañu ak émission yi nga xam ne gunge woon nañu ci bër gi ànd ceeg ñi nga xam ne mooy sunu caméraman yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci réalisation bi ñoom ñëpp di leen jaajëfal te li nga xam ne mooy vacances bi nga xam ne ànd nañoo ak ñoom di def direct ak li nga xam ne moom lañ ñu gunge moom lañ doon gunge amateurs yi ci lamb ji kon alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla ci ouverture bi nga xam ne yàlla may nañu kàttan ak bakkan ba ñu fekk ko ànd ci ak alhamdulilahi rabil alamin première journée bi ñu bëri ko dimanche bi ñu génn ak Mouniang production champion yu mag bëri ko nga xam ne day bokk ci archive ñan ñoo njëkk a daanu ñan ñoo njëkk a daan foofu la ñuy njëkkee ci diggante ki nga xam ne mooy guy gi ak bazoka ñu bëri bu rëy ñëw nag diggante l'an 2000 Saloum ñoom it gis nga bëri bu ñu bëri mbaytin xale boobu ak ki nga xam ne mooy tigre bu somon gis nga bëri bu ñu bëri diggante ñaari yaar ak Kara Doole gis ngeen combat boobu na mu demee diggante ambulance bu Thiès ak bébé Balla l'an 2000 junior ak Bastafa gis nga combat yooyu ni mu déroulé muy combat yoo xam ne bu ci ne alhamdulilah rabil alamin amateurs yi kontaan nañu bëgg nañu yegg na bu doon 10e édition drapeau Médès di édition boo xam ne bii toujours ñaare mooy ubbi lamb ji kon ñu ngi félicité Mouniang production sëñ Modou di promoteur boo xam ne moom it mu ngi bay waaram bu baax a baax gis nga moom sëñ Modou moomu sax la ñuy desandil ci ba week-end bii ñu jëm tamit di dimanche 9 ak tamit deuxième journée bi ak Mouniang production nit ñëw ci kanam waaye mbokku téléspectateurs yi dinañ ñëw ci li nga xam ne nag mooy yi yees ci lamb ji maanaam dugg yeeg enceinte bi yëpp nañ leen leeral la ca war a am ñëwaat nag ak tamit ñëw ci bande annonce bi nga xam ne doon nañ leen ko wan booboog léegi daañu ci ñëw ci kanam tuuti Modou Lo ak ki nga xam ne mooy Aïssatou Diop Fall ca États-Unis ku bëgg a xam état Modou Lo ak forme Modou Lo ci kanam tuuti te it ñu ngi fi am ay invité surprise yoo xam ne daañu ko am ci kanam tuuti kooku ci kanam lay doon kon mbokk téléspectateurs yi comme ni ñu leen koy defalee talaata bu jot di leen nuyu di leen siyaare di leen ñaanal yàlla fu ci waay mën a ne à travers le monde ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax di la nuyu ngeen ànd ak seen émission Roffo ci seen télévision Futurs Médias mbokk téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko waxoon làmb ji na moon nañ ko kon dañuy dal di dem rek ci li nga xam ne mooy élément bu njëkk bi dugg ci li nga xam ne mooy ambiance bi nga xam ne moom lañ leen di wan léegi ak tuuti mbër yi ak ñenn ci témoignage ndax retrouvaille la woon kon mbokku téléspectateurs yi dañuy dem ba stade Demba Diop ci première journée bi ak Mouniang production. Sama bayan xale ba ca tuuti ku fa yóbbu buum cerk ci lañu lay yeew sama mbayaan juuse madu lañu ràññee
doom day darja baay ci ko kuleer ci bokku dégg lee ma dun ndey gi lee baay gi lee bu doom màggee saf lay baaxoo sama waa jaa ngi nii Moustapha tey sa ànd ak Yëri Jaxate mu yar la karaw gu ñuul ba karaw weex feeñ ci kaw lan nga ci gis ak saison bi ñu ubbi te Yëri tëddagul ñeent fukki ci biir lu mu la def lan nga yëg tey affaire boobu ba léegi boo koy xool sax man dama xaw a marqué waaw Yëri ndax daanaka dañu yàgg fanweeri ak def nañu ko Yëri ànd nañu mu amee kat yi ne ko manager Yëri du xool contrat du xool dara doyloo ma demal signé ji demal signéel ma si sama tur boo xoolee contrat bi ba mu doy la signéel ma ko ñu ànd di ko doxal ba yàlla atte ma dugg ci bureau manager bi dama duggee ci bureau bi aussi Yëri jàpp ci naan ma da nga war a jël responsabilité ci bureau bi dañ ci war a sonn ba ma déggal ko accepté li ma wax nekk ci wetam di liggéey boobu ba léegi lamb itam daanaka dafa mel ni ay morom la ñu woon nekk ay adversaire combat bu ñu nekk di signé contrat ñun daanaka ñoo ko doon xumbal gars yi promoteur dañu mujj di wax rek bu góor gi Yëri Jaxate ñëwul daal animé suñu contrat vraiment duñu am lu ñu neex. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sama père Yëri nag dama gisoon mu nekk mag moo xam ne ci biir balier bi nekkoon mag mu baax moo xam ne bi mënoon na moom laa jëkk a ràññee ci ménager moom ak Adembe Sey ak Ousmane Sey ak geneen góor gu ñu ndax wuye Guèye de tukulóor bu nekk ci Bolo bu nekk boobu ci buntu Pikine ñu wet ñaari mag ñeenti mag ñoo xam ne ci biir Pikine ñoom laa gënoon a ràññee ñu def affaire ménager ba ku dugg tey ci biir ménager ci wàllu balier mën naa ne ñoo joko tax nga nekk ménager. nit koo xam si ni yéen a daan bokk toog fii ci grand place bi yàlla dogal mu génn àdduna kon loolu war na nekk ci ñun leçon ñu jéem a tàppe xol yi jéem a ànd nekk benn di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge waxuma sax toogandoo bi nga xam ne da ngay fekk ma toog koog moom fii Yëri dafa am suma jaar ak moom ndax bi ma bëree ba bàyyi bëre toog ci sunu dëkk suñu ma soxlaa pour inviter ma pour bac Yëri day waxu waxaale fii ba jubóog ñoom la ñu waxaale ba jubóog moom ñu fab xaaj ba Yëri indil ma ko langaar ga ma dëkk def na ko yetti yoon yoo xam ne Yëri dafa am war ma am kóllëre am ginnaaw tey ji Cheikh Thier bés bu diis la ci man parce que man su ma duggee ci regroupement des ménagers Baye Yëri moo ma ci dugal juróom benni at durant mu may topp pour ma dugg boobu temps maa ngi liggéey ak suma nijaay Ahmed Diène ci problème mu làmb mu fexe ba dugal ma ci biir regroupement des ménagers pour ma indi si sama modeste contribution tey nag Baye Yëri jógee na fi keroog bi Basuka waree signé contrat mu woo ma ba ma ñëw mu ne ma li ma yëg sama yaram man xam naa ne damay dem sama saag baa nga nëlee loolu may wax ni maa ngi ciy jël seede jabaram ak doomam sama saaga nga nëlee li si nekk ci élégance yëpp jël ko tega taxawu xale yi te li ma yaakaaroon seen si làmb nga fexe ba làmb jëm ci kanam ba regroupement des ménagers fu ñuy wax làmb dégg ko leen fa loolu nag si laa nekk tey jii fas yéene ko taxawu ba li nga xam ne moom la signé woon lépp àgg ci njabootam parce que li nga xam ne lii moom lañ ko deseel mooy loolu ak ñaan. Baye Yëri woyu bari ma koy woy fii ci làmb ji par Baye Yëri dafa daan woy moom Pa Barra Mbaye Kaba di woy moom Pa Doudou Aram Bakar yu ak Seck Ndaanaan c'est un grand chanteur c'est un grand ménager li gën a gàtt mooy dama bëgg nit ñi benn affaire laa bëgg a pour xam ko ancien gloire laa bëgg a laaj ak ancien leader lu leen tàqale mbëri démb ak ancien gloire lu leen tàqale loolu laa bëgg nag jox naa ne ko yéen Fadam Yëri dafa jóge ci Modou Pouy ak kaki dal sa kaw yore la Yëri génn na àddina tey loo yëg ah yëg bu métti parce que nit boo ànd ak moom mu lay engagé lu mat 25 ans
ba nga bàyyi bëree boo fi bu fi jógee vraiment dana la metti mais nag nit ku baax la woon ku dëggu la woon ku bëggoon nitam la ku amoon fayda ci nitam la aussi bëggul kenn ku tuutal nitam jaral na ko xeex ak kooku.
jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu ñamee ambiance su mbër yi seen dugg si ak entrée bi ñoom ñëpp ba pare laata ñuy dem nag ci deuxième élément bi asalaamaaleykum. waaw maa ngi salaam père. champion maa ngi lay nuyu. waaw ñi la fay toog nii. Gouye Gui di staru Guédiawaye. oui. waaw. mbala. yaay star bi. non si. ni ma ko waxee woon. waaw maay star bi. nee nga yaay star bi Balla Gaye mooy gaynde gi. waaw mooy gaynde gi kon maa ngi lay nuyu Gouye Gui di la bàyyi nga nuyu téléspectateur yi. waaw ñi lay fay père ginnaaw ban sant yàlla julli ci yoon tamit suñu ñaari waajur di nuyu suñu sëriñ Sia Seck borom digal comme ni ñu koy waxee yëpp di nuyu 12 000 habitants yëpp di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te wér jàmm rek fi la yëpp xew élection yi jëm mais élection yoo xam ne élection yi jàmm la yàlla def ñu jàmm ak salaam coupe d'Afrique bi yàlla def mu ñëw Sénégal yàlla nga xam ne yàlla mooy maye yàlla nañ yàlla mooy wér ak tal ak fekke ba ñu ubbee saison bi rek ci bismillahi rahmaani rahim te yëg alhamdulilah rabbil alamin combat yi ci jël yëpp yàlla mañ ci ndam di nuyu waa Guédiawaye gi yëpp vraiment di nuyu sama koñ fi ma dëkk cité Comico 2 di leen sargal vraiment di leen nuyu bu baax parce que mobilisation bi dëkk ci koñ bu yàggul même pas une semaine ñu mobilisé boo xam ni. da nga toxu. waaw dama toxu quoi maa ngi sama gàlla mère comme wala Sarr noonu yaa ngi dégg ñu mobilisé boo xam ne dama jaaxal quoi di leen gërëm ñun ñëpp. xam nga di gërëm sama koñ bi ma nekkoon Cité Baraak Jaxaay xam nga Cheikh Wade gërëm nuyu suma fan si kële bi di jégalu ñëpp waa Thiaroye waa Biafra Montagne ñoom Tëngéej ñoom Zal Colobane xam nga di nuyu ñëpp. surtout waa Tëngéej mobilisation bi ñu def. vraiment bi ñu def ci ñoom Zal jiite ko jënday tigee kaar dama mujj xam nga vraiment affaire bi xam nga vraiment di nuyu gars yi nekk Espagne. xam nga nuyu gars yi nekk Italie sama grand frère boo xam ku naroo sonn ci man ku man nangoo sonn ci man muy jibi si la. nekk Torino quoi di nuyu sama benn grand bu nekk Allemagne Adrien. xam nga di nuyu sama benn grand bu nekk Tafa Napoli di nuyu ñëpp ñi nga xam ne sonn nañ ci combat bi ak sama benn grand foo xam ne ku sonn ci man tànkam sax dafa am problème combat moo tax jikul cortège muy ma kumba ins quoi vraiment nga koy ñaanal yàlla tànk bi rek jàmm salaam jërëjëf Gouye Gui sama papa du Diaw parcelle quoi ak du Diaw parcelle di nuyu Mbaye Diaw tamit jàpp na ci combat bu baax di nuyu sama papa tamit du Diaw ak Modou Lo doomam nuyu waa parcelle bi yëpp di ñëw sama koñ fi ma dëkk di nuyoo foofu fi nga xam ni falaa nekk falaa ngemboo Aïda Sarr ak jëkkëram bàcc ak booy yi nuyu sama yaay Wara Sarr vraiment comme ni ma koy waxee di nuyu sama grand frère Nas comme ni ma àndal ñoom Bayamor Gora Ndiaye ak ñoom Sawar Ngom ak V ak sama boy Gousé ñëw sax xam nga mooy di nuyu tamit xam nga sama dama bëgg a jukki nuyoo bi rek fal ndànk rek pour fin bi ñu am nañ ko tëjee 3 personnes di nuyu Ndeye Thiam ko moom doomu maire bi la moom mooy jox añ reer yëpp fa ñang waa gàlla maire bi ñëpp xam nga Adama xam nga mais léegi est-ce que Gouye Gui du nuyu rek ne maa ngi nuyu Sénégal ndax Gouye Gui Sénégal la faa nga cité quoi Gouye Sénégal la mais faa nga cité fa nga cité waaw léegi bàyyi naa la nga cité waaw cité di nuyu tamit waa LONASE quoi vraiment waa LONASE loolu nag duma la ko may non yéen ànd ak ñoom loolu du kii ñoo ànd ak ñan yaa LONASE li ma la wax kay yow nekkoo ci télé bi comprendre loolu LONASE àndul ak Rofo non nay leer Gouye Gui jërëjëf mbokku téléspectateurs yi kooku mooy Gouye Gui ñu nag mook animateurs yi noonu la yàllaa ko def dañu duggante lool ak moom muy mbër moo xam ne bii tamit dañ koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér te xale boo xam ne tamit bu ñu ñëwee ci làmb daf ci indi empreinte am pour bi dafa indi empreinte am ci làmb saf ñëpp du mbëru sax supporter mais mbëru amateur la amateur yi ñoo bëgg combat Gouye Gui kon ñu ngi koy gërëm di ko sant ci li nga xam ne mooy ni mu dugg see ci làmb indi ci empreinte bu bees ba pare nit ñi épouser ñi nga xam ne moom la Gouye Gui indi ci làmb mooy ambiance beeg yu ni mel kon mbokku téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko waxee woon tey dañuy ñëw ci li nga xam ne nag mooy yees ci làmb ji laata ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy làmb ji amoon dimanche ci réaménagement boo xam ne am na ci enceinte bi ndax enceinte bi ku ne xam ne ne boo mosaan taxaw diggante saaku yi ak éponge yi danaan dem 1 mètre et quelque léegi defar nañ ko ba ñu ngi ci 3 mètres bi nag baax na parce que am na combat yu bari problème boobu moo ko yàq combat yu bari da ngay xool diggante bi léeg-léeg day handicapé mbër kon diggante yooyu léegi defar nañ ko ba nga xam ne 3 mètres la boo xam ne day nekk ci ginnaaw day am zone de sécurité boo xam ne ki nga xam ne ñooy presse bi dañ ci àndaale ànd boo xam ne bii ñoom ñëpp ci biir ci ginnaaw kenn du gêner sa morom arbitre bi mën a circuler ni mu leen ware loolu bokk na ci ni ñu yeesalee géew bi ci dugg mbër yi aussi am na yu ñu yees lu ci dugg
ndax mbër mi léegi boo duggee battement bi 15 minutes bi nga xam ne daañu ko may mbër mi laata muy tuus mais nag mi ngi dépendre ci convocation bi nga xam ne jox nañ ko mbër yi ndax xam nañ ne mbër combat saa yu amee benn contrat moo am muy grand combat bi li ci des yëpp ay convocation la kon heure yi ñu leen di convoqué bu jotee bu ñu ñëwee may ne leen battement foofu waaye bu weesoo battement bi nag dañu war a ñëw tuus def seen tuus dem nag seen cumukaay ci convocation yi tamit ci combat préliminaire yi 5 minutes 5 minutes la tuus yi 5 minutes la pour combat préliminaire yi combat bu mag bi 10 minutes lañ leen may ci entraîneur yi tamit ci buntu ba foofu tamit nañ ci bàyyi xel ndax ñi ngay àndal bu ñu ëppee ku ci ëpp dañuy jël billet couverte multiplier ko par 2 par personne kon mbëri tamit nañu moytu ñi ñi àndal di leen porter préjudice ci buntu bi loolu mooy li nga xam ne lii daañu ci ñëwaat ci yeneen yoo xam ne tamit des na ci làmb ji ci kanam tuuti ginnaaw bu ñu dalalee guy gi kon mbokk téléspectateurs yi dañuy delluwaat stade Demba Diop seetaan li nga xam ne mooy combat yu njëkk yi ànd ak ambiance way ndax namoon nañ waykat yi ñoom it ci làmb ji lañ bokk mbokk yi ñu delluwaat ba Demba Diop dellu soit ci plateau bi. waaye ñuy ñaanal Lion yi fële ñu nekk ca Bamako lan lañ kër Angola arbitre bi sifflé na jën seen diggante ñoom ñaar parce que fa dox wuti ko l'an 2000 dellu ginnaaw bi taxawaat ñoo ngay léew too ku nekk tànk ni jot nga jiital ñu ngi léew too ñoom ñaar ñu ngi léew too weesoo moom song ko ñu ngi léew too ñoom ñaar ñëpp nee nañ tekk nag léegi deme nañu wet taxaw nañu benn bërëb parce que comme na léegi l'an 2000 mooy parce que même na rek l'an 2000 tàllal loxo bi dóor faare l'an 2000 xeex parce que xeex na léegi l'an 2000 daw na dóor nañ koy perkil cong bi dafa gëm loo foowaat nañu nag parce que doon na ko fàtte njàllaw leen demul en 2000 ku ne tànk ba dawale ko bas moomu ko di ko génne bañ na bas la tëna xale yi dañ mën a bëre ñaari bëre kat lañ bas dóoraat na ko dafa dóor la 2000 takk ko bas nga koy jéem a dóor pàttum daaloole ba tekk na ko dafa bott yëg ko dafa bott daan ko bu naree neex bu baxee damay xeeñ de. waaw loolu la rek. ah loolu la nii rek nga mënoon demee. nii rek la mënoon demee. nii day xaw a métti bii gaaw neex. beneen bi nag. day gaaw neex. ay guerre. waaw guerre lan la. waaye ndam rek. te dama koo dara xanaa. waaw mais ñu ngi préparé bu baax di xaar. bu baax de. waaw waaw comme li nga wax rek bu baxee rek bu neexee rek day xeeñ. su ma bàyyi dem na su ma daan jox conseil yu baax dem na ku amoon solo ci làmb dem na ñoo ngi koy jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale waa làmb yëpp di ñaan yàlla xare ko àjjana ñun ñi fi des it yàlla nañ yàlla saxal ci tuub ak jaamu yàlla ak liggéey bi. maam tey xam nañ ne am na lu la marqué yéeri dem na te moo doon sa lépp tey ci ouverture bi lan nga sentir. waaw d'abord ñuy jaale yéer yi milieu lamb yëpp bi ñu leen nuyoo ba pare nuyu Sénégalais yëpp yéer yi du lamb ji rek ko ñàkk mais Sénégal bi yëpp moo ko ñàkk muy yéen di Ndakaaru di Sénégal bi yëpp bari yéeg bi ma nekkee Louga ñëpp yéer yi lan ma doon laaj di ma ko jaal vraiment muy perte boo xam ni naqari na ñëpp mais nag yàlla lu mu def rek moo gën dañ koy ñaanal yàlla mu dem àjjana fa mu jëm gënal ko fi mu nekkoon di souhaiter aussi lamb ji te ñu def ren année 2011 2012 bi année bi gën a neex ci année yi daaw neexoon na lool mais ren dañu bëgg mu gën a neex ñuy ñaan jàmm rek am ci réew mi di appeler ba ñi nekk ci lamb ji yëpp à la non violence te ñu dàq violence bi vraiment mu jëm fa mu dëkkoon te lamb ji nekk lu sedd nekk lu neex ñëpp gis seen bopp may féliciter Serigne Modou Niang une fois de plus ci ouverture bu ubbi lamb ji
di ñaanal promoteur lamb yi di ñaanal mbër yi di ñaanal amateurs yi di ñaanal manager yi et surtout di ñaanal CNG yàlla may leen kattan di ñaanal directeur stade yi ñuy tëggee yëpp di ñaan daal jàmm rek am ci réew mi vraiment ñun ñëpp ñu def lamb ji door ko tey terminé ko fin juillet ci jàmm ak salaam ak mbégte ñëpp daal gis ci seen bopp. di rafetlu liggéey bi ngay liggéey ci lamb ji ak sa waa rédaction ak service sport TFM ñëpp seen engagement gis naa ko ñoom ngeen ak ñëpp ci liggéey di liggéey ci lamb ji di rafetlu nag bés bi comme li ma la waxee ci signature bi tey mooy 10e édition drapeau MEDES 10e nag mooy fukki at du fukki weer du fukki fan du fukki semaine di rafetlu bés bi di gërëm sëñ Modou Niang xam nga promoteur boo xam ne nag xale bi tey bu fële ci làmb ji moom moo ko jàppale MEDES nekk at bu jot ñu ubbi saison bi jik waa CNG jik làmb ji ba nga xam ne at bu ne jot làmb ji day gën a xumu di gën a neex tey na ñoom ñaari grand combat muy l'an 2000 ak Saloum Saloum am aussi guy gi ak bazooka wax naa ko xale yi ñaax naa leen lu am solo mooy sportivité bi. ouverture bi sant yàlla julli ci yonent bi xanaa yàlla musal ñu ci maire yi rek parce que tey dégg naa maire yi tey stade Demba Diop la ñu xëyee kon nag nañu dimbali nit ñi xam ne lamb facteur développement la football bi ñoom li ñuy jël ci football bi li ñuy jël ci nawetaan yi après lañ koy joxaat nawetaan parce que tey maire yi dañuy subventionné nawetaan yi ay mayo ay lépp tey lamb yi kenn subventionné wu leen ñuy ñaan rek maire yi nañ gëm yàlla xam ne kenn musul sonal lamb ji nañ bàyyi lamb ji parce que lamb facteur développement la. Kara Dollé dox na wuti ñaari yaar ñu ngi lay ko combat buy gaaw la ku nekk tànku càmmoñ nga jiitoon ñu ngi lay ko ñaari yaar dox na nëpp wuti ko Kara daw na jàpp ñaari yaar loxo ni joora ma nga ca ngemb la ñaari yaar it ñaari loxo ma ngi ci ngemb Kara Dollé ñaari yaar saxab na ko ñu nga ca booru saaku ya Kara dafa yës si ñaari yaar ñu dóor Kara Dollé koy pët ñu ko ñaari yaar doon na ko jéem a caxabal waaye baaxul ñaari yaar a ngi xool fu mu jàpp ci moom Kara Dollé dooñu na ko ñaari yaar bañ na Kara Dollé teewaat na ko arbitre bi sifflé siffléwaat nañu Kara Dollé ñaari yaar Kara Dollé day lépp day xool ñaari yaar mel ni kuy xeex ak moom ci kaw daw ñaari yaar Kara Dollé dafa xool rek mu wàcc sow te yeneen téente loxo Kara Dollé ngi roni ñaari yaar xatraayu na bëtt ko Kara Dollé rasu na ba suuf Kara Dollé sigi nañu Kara Dollé dëbb ko sol ñaari yaar rocceeku na mbër day bëre fi mu toll bul forcé ca laa ilaaha illallaah sotti ko yëg ko dem lu am jëm Kara Dollé moom doole du bëgg a utiliser doole day ànd ak xel ñaari yaar dana doon ko rek yëg la ngeen def ndax ñaari yaar yéegaat na guddiwaat na ko te loolu dem koy yéeg waay ana bëre arbitre bi sifflé na Kara dóor na ko adversaire doo ko may dara foo nga xeexam moom te léegi du mu xeexee di nga changement jàmm foo nga xeex waa ji bii rek lay wut jàpp la teew ñu sa ñaari yaar wi jël na ko wi ko jàppoon nañu ne jàppoon ñu ne ñu ngi roofoo ku nekk a ngi ne teg ndax Fatou Diallo le du faam ñaari yaar doon na ko kott ko ba ñaari yaar tuur na ko ñaari yaar daan na Kara Dollé waaw ko doon kott mu bañ rëpp di jóg mu damu ji ko ñaari yaar jéggi benn tànk ginnaaw wicc ko mu ñëw dama kaa caxabal
ma toog muy daw di ma bës ma daw goraate waxoon naa leen yaar daa am ay tolof tolof ma tax ku nekk di wax di damay entraîné bay bëgg a dee man du ma naan doon naturel laay entraîné ma tax non yàlla baax Rofo tas na réew mi Rofo mu président de la république Rofo xam nga ni moo ci man Rofo tas na réew mi Abdoulaye président sax Rofo ci na kon Rofo jël na ndam li la Bébé Balla Gaye seen càmmoñ école de lutte Balla Gaye ñu ngi léew too ñoom ñaar ambulance tànku nijoor la jiital Bébé Balla Gaye tànku càmmoñam la jiital ñoo ngi ne tekk ñoom ñaar seen cati baaraam la ñu laalante te seeni loxo ca kaw Balla Gaye dër na ci suuf waaye dafa dagg léew toon ñaar ñëpp ci ne da nga dagg léew doxe nañu wet Balla Gaye doxe na wet ambulance dox topp ko Balla Gaye dindi na Senghor ga nekkoon sa ndiggal sànni na ñii dañuy dox daje bëre ku xas doo ko gis ñoo ngi ne teg jéente nañ loxo ca kaw Bébé Balla Gaye même na dóor ko ku dóoraat na ko ku ambulance daw na roofu ci moom jàpp bi la bëgg jàppoon nañu ñoo nga ca làng ko Balla Gaye Bébé Balla Gaye takk na ko wañ na ko takk ba mu dëgër ñu tël ko woon xeex lay indi xeexkat la ma bàyyi ko korosé loxo bi si kaw ma nga xam ne foofu lay def dóoree ma may ko benn coup mu xam ni mu foog ni man mënu ma baare ma may ko bu dóor ma riposte waat daw tax dàq ko ma bàyyi ba muy naan day daw di suñu moo fay daan say loxo fu mu ne ñu ci ndigg li damaa xam da nga ko takk dama koo takk ndigg dafa sew xale bu ndaw laa dem du moo fenn ñaari mbër bu ñu roofoo ba daanu njaaxaanaay ku ñëw sa mbër ngay xale yekk te naan jël amul ñi xeer naan jël am na ki moo daan roofo kopp ko galgal ko fa ñal ko ba dongi laan ci suuf nga mbas ko mbas mu parax mu ne landang ñu waalo gay naago samba yu negaan boo daanoo lu may waxi ay dégg leen seen yaaba di te gembu yaa ba jigéen ne ko moom samba yande ngandi jorna karwar waa Roofo alhamdulilah li lay ñaan yàlla mooy suñu métier moo ñu am tey ubbeeku na xam nga liggéey jot na ñëpp liggéeyaat rek continuer seen entraînement xam ne ñun amuñu lu lii leen am quoi dañ ko rafetal rek mu gën a naas ñoo ci mën a am suñu affaire quoi. ouverture saison bi waaw neex na de parce que ñaan yàlla saison bi ubbi si jàmm ni mu commencé nii si jàmm ji nii ñaan yàlla jàmm ji continuer noonu ñaan yàlla suñu saison neex ñu am ci ay victoire am ci ay ndam ba mën a wax Roofo amagu ma combat Gouye Gui ak Basoka comme ça soxla naa la loolu moo tax bul faale jàmm moo fi xew
jàmm rek waaw dafa voyage mais jàmm rek. ubbi nañ ko saison bi yàlla nañ ko tàmbali ci bisimilah eggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin. waaw am na ñu may seet si waaw ñu ngi waxtaan ak ñoom bu ñu jubóowee rek bu soobee yàlla léegi ma bëri incha allah waaw jërëjëfati. mën a bëre lool. Mbaye Tine am na lu mu jël ak lu mu rof ci biir ngembam. Tigre am na lu mu ko jël. Tigre tànku càmmoñam la jiital. Mbaye Tine tànku ni joram mi ngi dox ci kawam. Tigre añ na léewtoo ba ca kaw. mu ngi léewtoo. Tigre téye na léegi ci catu loxo ni jorum Mbaye Tine. Tigre daw na soobu songu ko. Mbaye Tine dóor na. Tigre rocceeku na. Mbaye Tine xeexaat na. Tigre xañ na ko boppam. xeexaat na mais dalul. Tigre dawaat na jëlaat ko. Tigre daw na roof ko tëgg na ko mbot. Mbaye Tine bot na ko. daan na ko jëli bu rëy. daf ko weñ. laa ilaaha illallaah. Mbaye Tine. Mbaye Tine. bootoo ko du ñu ci doon ko weñ rek ënd ko. yokk ko mu xalangu. waaw loolu sant yàlla la père parce que moo fara mooma indi moo ma yëpp moo ma indi moom ak ñoom ngéelum ñoom Tay Singo sama mag yu baax yi ñoom xaar ñoom Sall ñoom Aliya ñoom indi ñoom Gora Fall Moussa Amady ñoom indi lamb yaa yoroon organisation barrière yi lii yëpp ca fédération ba CNG léegi ngay mag jox ko say doom loolu yëpp ci ouverture bi tey. xam nga man dama yàgg ci lamb ndax lamb dama jóge ko loolu ba léegi moo wane depuis 1940 ba léegi maa ngi ci lamb ñun ñëpp ci lamb lañ na fekk ñooñu nag doo amee mbër yu bëre mbër mu bëre muy ñëw di ko indi kon bu amee te ñu def ko ñu ko defal rafet na kon président bi ñu mën a di ko gërëm. ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Saloum xeexaat na l'an 2000 moytu l'an 2000 gëdd na ko Saloum bañ dinañ daje de Saloum nu mu ko jumloo rek la bëgg ci xeex bi coup boo koy dóor su dalul dalay wàññi dalay vidé coup perdu warul ci lamb ji l'an 2000 bëreel ki nga am ku ko am xam ne am nga ko de te waxoon na la ko l'an 2000 nëb na di xeex daw yóotu tànk bi Saloum dellu ginnaaw rocceeku ñu ngi lay toowaat l'an 2000 Saloum a ngi koy nat daw nañu jàppoo l'an 2000 takk na ko femaju na ko Saloum bañ na l'an 2000 weñ na ko Saloum taf l'an 2000 bootaat na ko Saloum rëpp na fetti nañu ñoom ñaar fetti nañu l'an 2000 Saloum l'an 2000 wëŋaan na ko andi ko wëñ na ko ba andi ko daf ko wañ ba mu tëdd Saloum tëdd na wet l'an 2000 daan na l'an 2000 Saloum ñi tàggul nit mbani gay na mo na la mbar ya mo ta den do du ñu do do l'an 2000 Saloum xam nga yaay man kam xam naa ki nga doon l'an 2000 Saloum l'an 2000 Pour cette rentrée scolaire, adoptez les cahiers topiques, les cahiers au design raffiné, aux lignes parfaites, pour mieux connaître l'histoire des royaumes du Sénégal, les différentes régions et leur cartographie, les institutions, l'Union africaine, et en plus, avec Topic, devenez supporter numéro 1 de l'équipe nationale avec des cahiers exceptionnels à l'effigie des Lions du Sénégal. Ay photo joueur, yu rafet lool ci cahier Topic yu ànd ak qualité. Topic, un choix multiple de cahiers de qualité. Topic vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Topic, les cahiers qui tombent à pic.
jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi nga xam ne seetaan nañu ambiance seetaan combat yi nga xam ne moo jiitu combat préliminaire yi dellu soit nag ci plateau bi ñëwaat ci combat yi xam nga boo xoolee saison bi ni mu tijjee tey xale yi boo gisee ni ñu bëre nga xam ne hivernal am na solo am na xale yu bari gis naa ne seen hivernal moo baaxul parce que doole ji ñu waroon am pour bëlee ko amuñu ko boo xoolee diggante Bastafa ak l'an 2000 junior Bastafa waa ji daf ko sut ba pare muy bàyyi waa ji di ko yegg foo xam ne bu la fa ndool yeggee di la takk gën la ëpp la ay cër excès de confiance la bëre parce que tamit mënoo à tout instant waa ji moo lay féete suuf ba pare di njool di la takk combat bu njëkk bi loolu nag Bastafa dañ ko war a gën a wax ne ko combat da ngay jël sa distance booy bële ko sut mais boo gisee combat bi def naa réalisateur bi ne ma koy ndil Bastafa excès de confiance la bëre ba pare di bàyyi waa ji di ko yegg foo xam ne waroo ko fa yegg moo tax gis nga xeex na def na lu ne mais mënul am waa ji ba léegi face à face parce que boo xoolee waa ji moo manœuvrer entre lu jëm ci ndigg li jëm ci suuf foofu la waa ji bëree suma réalisateur bi laa bëgg mu indil ma combat bu njëkk bi diggante Bastafa ak l'an 2000 junior ñu xool ko nii nga xam ne mooy erreur bi nga xam ne Bastafa bëre na ko te it muy début saison boo xam ne am na ci làmb ji voilà gis nga ñoom ñaar boo xoolee diggante Bastafa waajee ko sut ëpp ko relance mais toujours waa ji moom loxo mooy féete suuf yow ndaamali waroon nangu waa ji di la féete suuf parce que moo lay ëpp avantage foofu parce que foofu bu la cotte toujours doo am avantage pour mën a bëri ni nga war a mën a bëri ci combat boobu Bastafa loolu mooy erreur bi boo ñëwee ci beneen combat bi xale bi nga xam ne moo jóge Thiès di ambulance champion la dama ne champion la ndax li tax mooy physiquement taxaw na xëy na nag xeex ba moom la war a liggéey comme dafa bëgg def carrière ci làmb ji waaye bëre baa nga fa li tax bëre baa nga fa mooy booy bëre essentiel da nga koy def mooy lan li yoon wi nga xam ne gis nga ko ci sa adversaire exploité ko dem sa yoon bëre da nga koy bëre jóge fa kon ki nga xam ne mooy ambulance suma réalisateur laa bëgg mu indiwaat ko parce que tamit ñu gën a identifier xale yi loolu bokk na ci gën a xam combat xale yi nga xam ne day am ci làmb ji ndax combat préliminaire yi day combat yoo xam ne ñun dañ ci bàyyi xel lool ndax mbër mi mënul doon mbër mu mag te jaaru ci combat préliminaire kon ambulance bu Thiès bëri bi mu bëri ak Bébé Balla bëri bu rëy la bëri dafa def l'essentiel parce que boo xoolee adversaire bi di Bébé Balla moo ko may lu mu ko jëlee parce que tamit boo gisee ambulance ni mu léetoo moo lay wan ne ñëwul pour xeex dafa ñëw rek pour jàpp daan mooy combat boobu nga xam ne bëri nañ ko diggante ambulance bu Thiès ak Bébé Balla di ñaan sama réalisateur mu indil ma ko voilà mu indil ma combat bi diggante bébé ambulance bu Thiès ak Bébé Balla mooy ñaareelu combat bi voilà nañ ma ko indil kooku combat ñaari yaar la ak Kara Dollé moo nekk noonu moom ngeen di seen noonu ñu ñëwaat ci combat yi parce que dañu bëgg a décortiquer combat yi ba nga xam ne ku ci ne di nga gis faay bi nga def ak avantage bi nga xam ne bëre nga ko pour beneen yoon nga yokku ko diggante ambulance ak Bébé Balla diggante ñaari yar ak Kara Dollé moom it ak ñaari yar dafa def retour ndax daaw gis nga saison ñaari yar dara baaxu ci mu ñëw nag dellu si nag am combat ci première journée c'est important pour ci combat boobu nga gis mu am ci victoire mais Kara Dollé na xam ne mbër la bu defaroo bu gëmee làmb laa wax xaw ma nag mu ñëw làmb voilà bi mooy combat ambulance ak Bébé Balla gis nga Bébé Balla gis nga faay bi Bébé Balla moo ko créé parce que dafa téléphoné waa ji wan ko ne dama la bëgg a dóor te xam na ne mbër muy song ñaare du utiliser loxoom ci xeex moo tax xale bi dafa taxaw rek def écran ci kanam déglu ko te xam ne songkat la moo tax booy bëreeg mbër boo ko xool fixé ko doo xoolaale tànk yi songkat boo xoolee tànk yi parce que tamit mi ngi taxaw sa kanam sa bët dafa war a daw ci diggante bopp bi ak tànk yi pour nga xam rythme ban la bëgg a indil mais moom dafa fixé waa ji ci bët yi rek gis nga waa ji moom loxo bi rek lay xool saa yu loxo bi jógee rek day jël wàcc ko gis nga dem na wàcc ko te maninam la ko fekk parce que booy xool lii da koy bëree lii du lu mu tollu tey mais lu muy bëree la sol bëreem la te da ko may voilà moo tax mu takk ko gis nga da ko takk baaje ko wañ ko daan ko jël bu rëy bàyyi ko fa dem tàmm na daane nii moo tax gis nga bu ciy génn sax da la fay bàyyi nañu bàyyi xel ci xale bi di ambulance bu Thiès champion la boo xoolee assise am baax na dëgër na trop
bu fonkee entraînement champion lay doon aussi xeex bi aussi mu jéem ko defar ndax xam naa ne du mbëru xeexkat ci Kara Dollé ak ñaari yaar la ñu jëm Kara Dollé wax naa leen ko léegi na fonk mbër gi parce que tamit voilà gis nga Kara Dollé moo gudd noonu yaar waaye ñoom ñaar dafa am différence bu am ci ñoom Kara moo gën kaw waaye ñaari yaar moo gën suuf voilà ñaari yaar moo gën suuf moo tax toujours ñaari yaar day am problème ci kaw waaye su Kara Dollé dala ci tànk yi rek ñaari yaar mooy avantage moo tax gis nga jël bi ni mu ñëwee léegi moo lay wan ne ñaari yaar assise am baax na voilà assise am baax na ci li nga xam ne lii mooy ni mu ñëwee bi yoon moom it na liggéey kaw gi moom ñaari yaar parce que Kara Dollé moo ko gën kaw moo tax bëri bi yàgg sax parce que Kara Dollé suuf gi moom dëgërul voilà gis nga bi mu fàqatee ñaari yaar lan moo génne ñaari yaar fii mooy assise dëgër fii si moo baax ak tànk yi dafa dëgër entraîné na ko bu baax moo ko may mu mën a jógaat résister jóg même ci jël bi da ngay gis ne moom ñaari yaar bu amuloon assise bu dëgër voilà du mën a dellu siwaat pour tour ki nga xam ne mooy Kara Dollé kon Kara Dollé aussi na gën a sérieux ci mbërëm te xam ne bu gënee sérieux mën na doon mbër champion bu mag parce que fit waa ngi ci boo gisee xam ne ku am fit la waaye tamit na xam ne mbër la voilà gis nga voilà lii nag moo tax li ma leen wax ci ñaari yaar kii moo gën kaw muy Kara Dollé waaye ñaari yaar moo gën suuf moo tax ci finition bi mu daan ko jël bu set wecc diggante Mbaye Tine ak ki nga xam ne mooy Tigre bu Somone Mbaye Tine wax naa leen ko xale la boo xam ne yàgg naa ko seetaan stade Ndiarème day champion mi ngi 6 victoires kon d'affilée te am na taay te it mbëru champion la mi ngi ci écurie ñu guy gi yaakaar naa ne guy gi war na mën a wax ci Mbaye Tine tuuti defe naa ne sa poulain la nekk écurie école Mor Fadam yaakaar naa ne Mbaye Tine ban yaakaar ngeen am ci moom ci làmb ji ndax day des ci ay moromam bala da ngeen ko bëgg a forcer mu dem. waaw côté boobu wax ci naaj sa war quoi. parce que Mbaye Tine booy parce que ñoom bari nañ fi ñu ngi nekk ay 4 ba 5. ku ci mel ni Mbaye Tine Pape Mbaye 2. Pape Mbaye waaw. ak Zé ak Bousse. ak Malal ak ambulance 2. booy ñu ngi toj mbapat yaakaar naa ñu ngi toj mbapat te du caaga da ngay ñëw rek génnaloon ñoom ñëpp. da ngay génn Mbaye Tine ak Pape Mbaye 2 après yi si des ñëw par ndànk-ndànk mais yaakaar naa booy bi am nañ ci yaakaar daal parce que déggal ay magam. comme ni mu ko waxee ci télé bi déggal nañu ko yor muy Mor Fadam kum ci gisul dalay woo entraînement comme man rek man ni ma def lay def entraînement la gëm entraînement laa gëm su ma ko gisee ci nekk ci leen moo woo ko ne ko lii mu bàyyi ko te suy dem ci làmb su ci amul yaakaar sax tey yow yi nga xam ne kii amul yaakaar du feeñ. comme ni may def du feeñ. kon gëm naa ni moral de fer la voilà bind banque bi day libéré gars yi avant combat bi daal comme ni may def lay def. day libéré gars yi avant combat bi. voilà day libéré gars yi avant combat bi c'est important pour un lutteur nga xam ne da ngay jox say supporter moral. kooku mooy Mbaye Tine di xale boo xam ne dañ ci bàyyi xel. maa ngi naan sax digganteem ak ambulance bu Thiès ku leen tëgg combat la. digganteem ak ñaari yaar ku leen tëgg combat la waaye Mbaye Tine ak Drogba aussi ku leen tëgg combat la parce que Mbaye Tine foog gars yi ñamaat ko ndax xam naa sëñ Modou du ko bàyyi noonu ndax xale la boo xam ne bu war a dem kon combat boobu seetaan nañ ko muy combat bu rëy waaye ñëw nag ci combat bi nga xam ne l'an 2000 Saloum mais nag balaa may dem Tigre Somone ni ma ko gisee mooy hivernal am baaxul parce que Tigre Somone indiwul doole ju mu bëree moo tax résisté wul kanamu Mbaye Tine mais ñaari bërekat lañu Mbaye Tine dafa mën a bëre Tigre Somone mën a bëre mais li Mbaye Tine indi moo gën a wóor li Tigre indi Tigre Somone yaakaar naa ne xaw ma ban travail hivernal la def mais na yokk endurance am yokkaat dooleem yokkaat puissance am ndax dafa bokkoon daaw ci ñi nga xam ne mooy révélation 2010 2011 yi kon bu dee révélation nga gars yi dañ lay bàyyi xel kon na yokkaat doole ji yokkaat entraînement bu dellu soit ndax Tigre Somone bërekat la te it champion bu mag la diggante l'an 2000 Saloum foofu tamit travail hivernal feeñ na fa ndax Saloum yaakaar naa ne doole ji mu waroon indi ak digganteem ak l'an 2000 dafa xaw a des parce que tamit xaw ma début saison bi la ak li mu gëjoon bëri daaw voilà gis nga Saloum gis nga attaque bi mu daan attaque sax attaque incendiaire bi mu daan def di enchaîner une deux bi sax daf ko téye dama xamul consigne la béyee moo tax gis nga bi ñu ko takkee fii la jeexalee parce que bi ñu ko baajee ba mu jógaat waa ji mayu ko deuxième souffle bi ñëw gis nga voilà da ko enchaîner waat dafa taxaw noyyi waat ak moom takk ko ba mu dëgër voilà takk ko ba mu dëgër taf ko tuur ko wañ ko daan ko jëlee bu set moom l'an 2000 mu ngi ci état de forme bu doy waar moom it xaw ma nu mu doon liggéey mais bu ko yokkee aussi dooleem dina ko gën a jariñ ci làmb moom l'an 2000 di xale boo xam ne tamit xale bu am solo loolu moo doon combat yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci avant combat Gouye Gui Bazoka dellu soit ci plateau bi nag Gouye Gui yaakaar naa ne
ba nga jóge ci combat jëm ci combat nan ngay préparer Ama Baldé. waaw Ama ni ma koy préparer comme combat yi rek combat la boo xam ni maa ngi ko naan Aziz di préféré di sant Aziz Ndiaye quoi di ko gërëm vraiment gannaaw la boo xam ni gannaaw bu baax la. mënoon naa jël combat si moom contrat mënu ma dojalaat beneen combat. mais dana ma loo gis bëri la. diggante bi loo gis bëri la. comme gëm naa ni mi ngi jàppale banlieue bi ñu wax ni moo la bëgg a jàppale. yemul ci làmmiñ bi rek quoi mi ngi koy jëfee ak boole koog di la jàppale quoi di la jox xaalisam kon grand bu baax la ak beneen grand boo xam ne ñooy liggéeyandoo muy Ilimane quoi. vraiment xaalis bëri la ma mooy pour préparation. sa carrière ci làmb ji. combat bi pour combat Ama bi. combat la boo xam ne comme ni ma ko waxee c'est le combat du peuple combat bi du yomb. du yomb tëgg na combat boo xam ne bala nga xam du yomb ñun les jours yi dans 10 jours. combat bi du yomb. bu dee combat la boo xam ne ñu ngi ko doon tëgg 4 fois combat bi du yàqu. xale la te it am na doole comme ni ñu koy waxee am naa doole. te yaakaar naa dinañ xeex dinañ bëri bay bëggal amateur yi. combat la boo xam ne man la moom li mu pare man li ma pare ko ëpp. loolu nga fonk combat boobu. non combat bu sama carrière moom laa gën a fonk. lu waral man bu ma bëreen combat boobu dee sax naa bëri combat rek. yaa Ama Baldé. du jour ba nga xam li may jaral. mais lu waral loolu. non xam nga rek. parce que Ama la dafa am ginnaaw day champion. ëpp ma ginnaaw. ginnaaw am nga xam mais ëpp ma ginnaaw. parce que moom fu mu supporter dañ ko séddoo. di fàttali di nuyu waa Seras. xaaj bi moo ko moom xaaj bi ci nuyu quoi. yéen a séddoo Seras ñoo Seras Pikine nit ñoo ko séddoo. Géejawaay amu fa dara. amul Géejawaay dara Géejawaay maa ngi saar Géejawaay bi man maa moom Géejawaay. mais sa combat ak Ama tey kañ nga yaakaar ne ci la war a doon d'autant plus que dafa ne woon suspension. non moom après du dooleem denc. waaw man wut sama doole denc. saa buñ indee combat bi rek ñu daje quoi. diggante boobu guy gi ndax war na ci mën a am combat. non bëggoon naa ci jël combat mais bu jëlaatee combat dañu ndiru ay affaire leneen quoi. mais xam nga. da nga bëgg combat au sérieux quoi. da nga bëgg a toog xaar Ama Baldé. au sérieux jël combat bi au sérieux laaxatu liggéey bu bëri indi doole ju wër. parce que combat bi dama ci wàññi poids combat. bazooka bi dama ci wàññi poids quoi dama ci wàññi poids pour mën a jaar ci poxataani fanaan parce que loolu la ñu entraîné. parce que su ñu yoroon benn poids bi comme bi may bëri jos mboxóor laa doon su ma defee tension mën naa cee gaañ wala ma forcer ma deuxième pied te wóorul. wala ma wàññi poids pour mën a flexionner jaar ci poxataani wala ma wàññi poids pour mën a flexionner takk ko am fu ma jaarale. noo tax ma wàññi poids. wàññi sama bopp nag mais kenn voilà kon kay guy gi fi mu ne dafa bëgg a taxaw xaar Ama Baldé mu ñëw. waaw kon daal diggante bi daal mën nañ ne guy gi daal dafay récupérer delluwaat ginnaaw dem defaral nga xaar Ama Baldé. non combat bi daal mooy li ma la waxee jël naa ko ay sóoree mag sumay mbokk. yàlla nag moom mooy def lu ko neex. yàlla moom noppi na moom mi nga xam ñun moom ndam jafe nañu ñun ndam jafe nañu mais moom mi nga xam ndam jafewu ko ñu ngi koy ñaan ndam jour ba may ñu wér may suma adversaire wér. ak wér la ak i mbokkam may suma man it moom may wér man ak sumay mbokk bu jour ba ñëw ci kàttanu yàlla ay seconde ma daan ko jël bu sedd wicc. léegi ñu dem ci combat sa diggante ak Bazooka. seetaan ko dellu si waat commenté ko. arbitre day wax na ak ñoom contacté na juge ak superviseur bi. Gouye Gui daw na génn làmb ji. Gouye Gui daw na génn làmb ji. ma ngay jàpp. Gouye gaa ngi jàpp. Gouye gaa ngi jàpp. mi ngi jàpp. parce que loolu la ko doon xañ. ma ngay jàpp. nee na leen jóg leen. jeex. Bazooka Gouye Gui avertissement mu ni jaral na ma Bazooka dox na wuti Gouye Gui xañ na ko boppam ku nekk sa tànku càmmoñ nga jiital Gouye Gui Bazooka Gouye Gui 19h55 dimanche 2 octobre Bazooka xeex na Gouye Gui muy xeex mu yooyu baaxul Gouye Gui daja nañu coup bi dal na Bazooka daw na tee Gouye Gui tee Bazooka rasu na ràccu Gouye Gui dugal na léegi pour bañ Gouye Gui dugalaat na
dugalaat na ñu ngi dooraat parce que fekk na tuuti à mi-hauteur waaye téye ci ngembale la def ak ñaari loxo xañ Gouye Gui ngembam Gouye Gui téye na ca Senghor parce que rocc na loxo bi ca biir pour am ko ca ginnaaw takk loxo Gouye Gui ci biir ñoo ngi ne tekk parce que daf ko ndengeñ parce que door na ko Gouye Gui door ko ku Gouye Gui parce que ku ne door na ku door na dooraat ngemb li la bëgg parce que bañ na parce que rasu na xañ ko ngemb li parce que Gouye Gui parce que rocc na loxo ni jooram mu ngay jéem a ñu ngi door ci wet gi door na ñaari ku ñett dooraat na parce que Gouye Gui parce que dafa bëgg nu mu deqe Gouye Gui xamuñu Gouye Gui téye na ci Senghor parce que Gouye Gui dooraat na ci wet door ñu ngi koy jéem a ëñ pour mu sigi toppante nañ de ñu ngi koy ñu ngi def ko bëgg a ëñ parce que bañ ñu rocc na loxoom door na ko door fayu parce que wàcc na pour xar ko Gouye Gui bañ na Gouye Gui war leenu naa ko jargandalu nañ ni teg ñoom ñaar dañuy bëree waxoon naa la bëree moo leen bëree la ñuy def ñoom ñaar bëree bu rëy Gouye Gui Bazooka doo ci loxo càmmoñam Gouye Gui door na ko ku mu ngi taxaw mu ngi bañ a ji Gouye Gui c'est dangereux. Oh là là. yoo xam ne nekk na moo tax. lan mooy am moo ne nga ñëw doo mën a wàcc déq doo mën a wàcc rappel doo mën a dawale lamb ji di ngoog na jëwal yooyu tëgg jëwal yooyu way arbitre bee arbitré amateur yi seetaan Gouye Gui dooraat na bu ci ardo amul sër rek bu baax Bazooka Gouye Gui Bazooka Gouye Gui Bazooka door na ko Gouye Gui dooraat Bazooka door Gouye Gui door mu ngi soufflé na ko yu bare bari ku ne say Senghor lang na Bazooka Gouye Gui Bazooka wàcc na léegi mel ni kuy laal tànk Gouye Gui wàcc xañ ko Gouye Gui jël na tànk Bazooka kal na ko comme caxabal Gouye Gui bañ na Gouye Gui dëpp na ko dama dem mi ngi wax mais mi ngi wax mais mi ngi wax waaw mais mi ngi wax
jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu seetaanee grand combat bi ak Gouye Gui xam nga nag man fi ma jaaxle mooy Gouye Gui dama damm mais Gouye Gui lan nga yëg ba ne da nga damm. waaw dama damm moom. waaw. bi ma koy pousse. tànk bi nu mu demee lu indi loolu. bi maanaam bi ma toogee bi ma caxabale. ci action bi waaw. ma def rétention bu ndaw. nga xaw a yës. waaw dama fudd rek. bu tuuri sama poids quoi écarté. léegi bi ma nee ba bëgg a laal suuf. ci laa ko fudd delloo quoi fudd boobu moom ci laa mënoon yem. mais bi ma ci yemee nag yàlla dimbali ma moom mu xaw a mel lu toog quoi mais bi mu toog dafa mel lu toogal ci tànk bi quoi ma rocc ko bi ma rocc ko ma dégg kat bi mais boobu man jug naa quoi ba pare boo seet dama mel bu may daw dama mel luy coos tuuti. mu cuusaa tuuti mu tuma coos nag ma toog quoi. nga toog di woo ardo. moo wooyee di woo ardo pour man damm naa. pour yow damm nga. waaw pour man damm naa mais après biñ demee seetoo gars yi fixé ko rajo ko. ne deful dara quoi xam naa yàpp bi moo tegaloon taw yax bi quoi. mais deful dara. ñu ne ma après boo 48 heures la ñu wax xaw ma. mais bi ma demee dama àgg rek dindi ko. ñu ne la ko toog 48 heures doo yëngatu. doo def dara dama àgg rek dindi ko. loolu yaa ko dindi sa bopp. waaw nga yëg rek dindi ko. waaw mais loolu wóorul. waaw mais non man xam naa ne du zone quoi parce que commencé naa ci liggéey comme li ma doon ci cheville bi la mbala ci genou bi. fii la ci kaw fii du zone bi ci kaw la rek tane na. ci kaw genou bi la. wér na wéral la woon. waaw mais attends mais kii kër gi doo toog nii di naan wér na da nga ko war a delluwaat. non nice commencé naa ci liggéey la ma doon fubal na maa dugal 2 bi sama boy. tane na. waaw mais non attends bul fooye loolu. Pierre da nga war a delluwaat. wóor tànk bi la. bii la mais dëgër na këj fu mu ne. tane na nice gis wala léegi dama bëgg ñu delluwaat tuuti ci combat boobu. tey suñu invité Gouye Gui la Gouye Gui moom xam nga côté yëpp mais commissaire. waaw commissaire arrondissement. di profito. waaw. mais commissaire dafa jàpp ci combat. léegi di profito di gërëm commissaire arrondissement. gis nga comme lii moom firndeel la wax moom Gouye Gui mooy mbërëm. di ko ñaan rek ne ko bu mu indi plainte Rofo quoi. bu mu ñu indi plainte. voilà bu mu ñu convoqué. léegi comme que man maay mbërëm moom bu mu indi gars yi Rofo plainte. waaw bu kan moom ma jël ci lii quoi. parce que moom ndey ji Cheikh war a tëjee njaaxaay daay mais moom wan na ni Gouye Gui mooy mbërëm. mais sportif la quand même. waaw sportif aussi si de mag la et puis day commissaire boo xam ne ñu ngi koy félicité tamit ci affaire Modou Lo ak Eumeu Sène. gis nga bi ñu fi gagné moo ko woo buróom woo ñi nga xam ne ñoo ko seet. waxtaan ak ñoom looloo lay wan ne mu ngi jàpp ci sport bi aussi liñ ko dénk xam na ko parce que tamit lii yëpp dafa bokk ci sportivité. yaakaar naa ne commentaire combat bi fii da nga ko senn. waaw fii dama ñëw mu jàpp ma bëggoon naa xatar bi comme ni mu daanee yeneen mbër yi quoi. waaw parce que mais ma léegi ma def benn rétention bu ndaw rek. bàyyi sama poids. man xam naa ne delloo si ko. xam naa ne man combat bi ndaw naa ci. wàññi naa ci poids. mais ëpp ma doole. mais dëgër nga ci. non ëpp ma doole parce que ñii seen doole yi di doole. xam naa lii di doole. man su ma doon fi may dem ba ñëw wala mu tukki ba ñëw su ma ñëwee ñoo xam ne lii di doole. mais arbitre dafa soufflé nga daw génn. mais daw génn bi moom gars yi ñoo ma ko del jat quoi. te jat bi foog mu yegg. waaw faaw mu yegg moom. mais est-ce que xam nga ne bu la mbër yi bàyyi xel ci jat bu ne dinañ la ci dagg 25%. mais génn bi moom. mais sortie délibéré nga def. waaw mais même bu ñuy dagg tamit CNG li ñuy dagg nañ wàññi quoi parce que li ñuy dagg. lii mi ngi sa contrat. métti trop. lii dagg bi. mi ngi sa contrat même bu ñuy dagg nañ wàññi rek man xam naa ne dinañ dagg quoi mais bu ñuy dagg ñu wàññi xam ne làmb dafa métti da ngay bëre ba pare suba gi nga dem am ay bor wala nga dem xam nga ndekkital affaire yooyu. ñu dimbali ñu rek ñun ñu xam ni xam nga. dimbali suñu waajur ci ñu yaakaar mais yi ñu tere ci làmb nag dafa am yoo xam dafa métti quoi. mais attends yi ñu tere ci làmb yéen da ngeen ko war a bàyyi. non ñu ngi koy bàyyi même pousse bi tamit. pousse bi li ñu may dafa tuuti. mooy 10 minutes dafa tuuti am na ñoo xam ni Gouye Gui dugg si tous moo leen fa indi am na ñoo xam ne Gouye Gui dugg si xam nga sànni def ay débaanam comme jet yi moo leen fi indi am na Gouye Gui boo xam ne xam nga leneen di suivre Gouye Gui daal mais nañu bàyyi xam nga ñu bañ cee def loo xam ne day déborder def lépp ak discipline ñu bàyyi ñu animé làmb ji parce que làmb ak dimanche loolu la. waaw mais làmb dimanche loolu la Gouye Gui waaye tamit ñii seetaan si dañu am heure ñëw ak heure ñibbi. waaw loolu tamit yéen da ngeen koy sóoraale. mais ku ñëw 4 heures làmb koy wala 3 heures ñu dugg ci 5 heures 6 heures balaa 19 heures 20 heures kay loolu dina pare ñun liñ ci def lépp xaj na ci. dama bëgg ñu indil ma début combat bi parce que arbitre bi aussi am na ci part de responsabilité ci combat bi. parce que bi Gouye Gui di jàpp
bi mu jatee daw génne def sortie délibéré bi mu dellu siwaatee normalement bi mu ñëwee ci champ de kii bi arbitre dafa waroon siffler waat combat arbitre dama ko jat mais dafa mel ni da nga jat arbitre bi jat bi dama jat ñu ñëpp laa jat mu taxaw di la seetaan ñu ñëpp laa jat normalement bi nga dellusee daf lay waroon woo au centre bi nga dugg see rek daf la waroon imposer nga ñëw ci centre bi mu siffler waat combat bi voilà gis nga action bi bu doon yewee noonu ngay def voilà xam nga gis nga arbitre bi mi ngi taxaw di seetaan moom Babacar te fii dafa waroon siffler waat combat bi dafa waroon siffler waat combat bi parce que moom mi ngi taxaw may la ngay jat nga jataale ko jataale sa adversaire non lamb la rek wala man bu mu ñëwee lamb di profité du nuyu képp kuy policier wala ngay gendarme wala ngay sapeur pompier waaw du nuyu ñëpp parce que am naa cofeel ci ñoom am nañu cofeel ci man parce que man dama ñëw stade bëgg leen ñoom ñëpp nuyu leen ñoom ñëpp lu yàlla def ñu xam ne loolu la man noonu laay def arbitre yi si yëpp bu mu ñëwee ba ñu siffler ñoom kenn ku ne dinaa ñëw sànni la ay moo ñoom arbitre yi mooy du déborder respect lay doon du doon ay far du doon dara pare dem man li tax may am ndam yàlla lay doon ak suma jom mais du ñoom li fi nekkee mooy nga daan ñu wax la daan nga daanoo ñu la daanoo jox kii. voilà commenté la corps à corps bi. corps à corps bi dama gis. corps à corps bi doon dóor quoi corps à corps bi waaw. waaw dafa ñëwoon pour génn ma làmb ji. waaw mu génn ma àdduna parce que dóor yi bu ma ci dalal mooy loolu xam nga léegi ma teelu ko def samay garde fexe ba jàpp ko parce que waxoon naa ko signature bi. mais moom ay jam da la doon jam. ay jamul doon waaye bu doon jam baax na mais lii kay bu la dalee mën nga génn at nii. mais yow it laaw nga ah yow dóor nga laaw. yow bëgg ma woon dóor parce que nee naa ko signature beneen signature grand frère nga dama lay jàpp daan la du ma la dóor laa joxe cër loolu laa indi làmb ji quoi. mais moo tax xeexoo moom ci corps à corps bi moo tax xeexoo moom. bon commentaire ma combat bi depuis da ngeen jàppante. waaw fii moom bi ma jàppee mu dóor ma ñetti yoon ma xam ni kii damaa bëgg a gaañ ci lay dóor may dóor. waaw ci lay dóor commentaire combat bi. waaw bii mi ngi dóor xam nga maa ngi dóor mu jàpp dugal bopp bi fii moom it kenn rawu ko dafa waroon a bëri mais dugal bopp bi fii rek bañ a bëri loolu tax ma yàggal combat bi. mais da la ndengeñ. mais dama ndengeñ mais parce que xam nga lu tax moom néew na signature bi damay may ma jàpp li ma gën a bëgg la may ma jàpp mais bi mu ñëwee defu ko quoi. xam nga lii ko wax ñoom ñu koy def. waaw parce que yow boo leen féetee suuf buddi leen. ah moom nee na yéen kenn di ko buddi en même temps nee na su ma damay gën a may ma jàpp mais xam nga kuy def lii tamit dafa yàggal combat bi xam nga. mais est-ce que xam nga daf la piégé ci action bi. dama piège dafa bloqué sama bëri. waaw dafa la piégé bloqué sa bëri. moom it erreur am mooy bi mu la ndeng ñëw manœuvre wu la. waaw non. voilà non manœuvre du mën a nekk. parce que ba seet gaji ngeen ne benn yoon toog dina xaar mais dama diis ci kawam quoi moo tax. waaw moo tax manœuvre wu la oyofuma trop quoi oyof naa mais oyofuma trop. voilà loolu moo tax. sa diggante ak Bazoka nan nga gisee Bazoka sa adversaire la. waaw di ko félicité. waaw di ko félicité parce que suma grand la respecté naa ko trop li ma ko waxoon man ku may bëral tey fekkee respecté woo sa bopp du ma bëre yow yaa may xaalis maa la may xaalis mais dañuy respecté leen. bu si jor baa na saf bu paree ñu àndaat xam nga jox na ma cër jox naa ko cër d'abord nañu signature ba demoon nañu combat ba yàlla nag mooy may ndam may na ma ko yàlla ma jik moom démérité wu bu amaatee beneen combat ku bëgg sama équipe wala ku ma xam yàlla na ko yàlla may ndam. waaw parce que lamb loolu quoi benn dimanche bu ne kenn daan beneen dimanche bu ne kenn daan wala ngeen nii ñaari rek moo fi am waaw mais ñaan yàlla daal moom bu amaatee beneen combat ku bëgg sama équipe mu daan man su ma amaatee beneen combat ma daan sama grand la suma lépp la jox naa ko cër mbër la nag mbër la man biñ jàppante moom xam naa ne mbër la champion la sama combat bi ci gën a jafe bii la waaw mais mbër la koy ñaanal yàlla bu amaatee combat rek mu daan quoi vraiment parce que là mu bañ a démérité woon quoi. waaw parce que guy gi daan naa la du gàcce quoi. guy gi daan naa la moom du gàcce. guy gi daan na la du gàcce guy gaa ngi toog daje woon ak Bazoka dimanche bi ñu génn mbokku téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko waxee woon ci yi nga xam ne yii mbër yi war nañ koo bàyyi xel te CNG bi teg ko ci làmb ji mooy léegi mbër moo xam ne bii day dugg ci biir géew bi war a bëre ñaari nit ñoo lay topp ñaari nit ñooñu nag nee nañu waruñoo doon ay mbër waruñu daan ko am licence kon léegi écurie bi mooy désigné ñaari mbër yi nga xam ne ñooy accompagner mbër mi ci biir géew bi waaye léegi dañu interdit mbër di accompagner moroomu mbërëm ci biir géew bi parce que tamit daf ci am ay incidents yu ci amoon daaw ñu jël ci ay mesures kon léegi mbër mi ñaari nit lañ ko boole ñaari nit yooyu nag day ñoo xam ne du ñu am licence maanaam du ñu ay mbër te it bu ñu duggee ci géew bi superviseurs yi dañ leen identifier loolu mooy bokk na ci lu bees li nga xam ne boole nañ ko ci làmb ji ci wàllu entraîneur yi aussi gis nga boobu ba léegi ñu ngi séminaire de formation léegi entraîneur bu ne dafa am écurie yi dañuy désigner seen entraîneur yi kon léegi écurie buy bëre entraîneur bi mooy toog ci li nga xam ne mooy banc bi waaye nag c'est pas n'importe qui léegi mooy toog ci banc xam nga daal ngeen gis bër buy bëre peut-être guy gi buy bëre woo ko mel ni nas ne ko toogal léegi loolu amul bala mu woo keneen ku ko jege ne ko toogal loolu amul léegi entraîneur yi équipe yi nga xam ne CNG identifié na leen
mbala seen écurie ñoo leen mandaté ñooñu léegi ñoom ñooy toog ci banc de touche yi kon léegi ñoom dañ leen identifier ba xam ne Gouye Gui buy bëre diw moo war a toog Massamba buy bëre keneen moo war a toog Bazoka buy bëre diw moo war a toog loolu bokk na ci assainissement bi nga xam ne CNG bi indi na ko ci lamb ji pour gën a leeral li nga xam ne mooy géew bi te it li gën a amati solo encore mooy tere nañu lépp loo xam ne ci xeetu kaamil lu mel ni kaamil lu mel ni bible lu mel ni toora yooyu léegi dañuy tere mbëy di ko dugal léegi ci biir aire de jeu yi kon kooku interdit nañ ko léegi pour mbëri di ko yor di ko duggale ci biir lamb ji loolu tamit lu am solo la parce que amoon na fi coow lu mel noonu ci ay combat yu jàll mbëri yu yor kaamil te it kaamil xam ni mu mel lu dalee ci mbir yooyu am mbiru kaamil mbiru bible ak Torah yooyu yëpp dañ ko tere mbëri di ko indi ci lamb ji léegi kon yooyu tamit am na solo ak bidon 10 litres yi nga xam ne mbëri yi tàmm nañ ko sotte ko loolu tamit léegi dañ ko interdit mooy li nga xam ne moom nga gis ni ci géew bi léegi lan la ñu autorisé mbër yi ak bouteille bu mu mën a doon mooy bouteille bi 1 litre et demi rek la war a mën a def 1 litre et demi la war a mën a def quel que soit bouteille bu mu mën a doon récipients yi moom dañ leen tere ñu ñëw ci lamb ji léegi kon 1 litre et demi la bouteille yi war a def ndax loolu tamit bu dee mbër mi daf ko àndul ak charte boobu dañ koy dal ci kawam dañ koy sanctionné loolu yëpp jëm ci la nga xam ne CNG bi indi na ko ren ci lamb ji mbokku téléspectateurs yi sunu invité tey mooy Gouye Gui yaakaar naa ne lamb ji téng liñ ci wax léegi yooyu yëpp yow lan mooy sa jàngat. waaw lamb ji moom liñ ci wax loolu yëpp rafet na man daal dagge bi rek xaalis bi moom wax dëgg yàlla nañ koy. ñu dagg xaalis bi moom mais nañu dagg sax mais ñu dagg ñu yem. dagg bi day métti quoi day métti xam nga bu bëree ba bëri aw man maa ngi dégg ñu ay dagg nañ ay 800 1 million yu manque yooyu dafa métti quoi. ñaata lañ la dagg. ay 1 million yu manque. dafa maanaam ñaata 800000 lañ la dagg 700000 lañ la dagg ay 800 millions yu teg. moom lañ la dagg. waaw dafa bari ci combat bi. combat bi dañ ko wàññi xam nga rek wàññi bagage yi. est-ce que du jéggi bi da ngay def sortie délibérée. jéggi rek 800. coup irrégulier aussi dañ koy tere. coup ba man kay dóor ma coup. non dama ne coup irrégulier la dañ koy tere. loolu moog sortie délibérée ñoo bokk. coup irrégulier mooy dóor ci bopp. mooy dóor ci bopp mooy dóor ma foofu. wala nga dóor fu ñuy tere. non man fi mu doon dóor kay ci faar rek man faar. non loolu dagguñu la ci yow. yow ñu ngi la daggee sortie délibérée bi nga def. waaw xaw ma jat bee la ko jaral. jat bi waaw jat bi jar na 1 million de. non jat bi jar na 1 million tamit mais nañ ko wàññi. waxin la rek 1 million boo xam ne waxin la. mais tamit xam nga moom vraiment liñ def yëpp rafet na saako bi géew bi yëpp leer na. ñoom ñun duñ fi nekk ñun duñ fi nekk. comme ni ma ko waxee sànq rek jeunes yeeg yëpp ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy liggéey ci làmb mais buñ joxantee cër rek xamante lu kenn ko liggéey jariñ sa morom rek. waaw ñuy waxtaanante quoi. ñuy waxtaanante di dimbalante seen biir voilà dimbal suñu biir. waaw kay jërëjëf mbokku téléspectateurs yi invitation Gouye Gui amoon na solo tey ndax ñu bari ñu ngi doon laaj Gouye Gui ndax tànk bi la mu doon wax damm na mbala dammul loolu tax ñu invité ko tey ci invitation tey bi pour édifier nit ñi la ci Gouye Gui leeral parce que téléphone yi bari na léeg-léeg ñu wooñu Gouye Gui nangam duñ ci xam dara ay supporters am partout ci diwaanu Europe ak yëpp ñu ngi koy seetaan dañu jaaxle woon ci moom moo tax te ñu invité ko. non surtout waaye alhamdulilah côté boobu surtout côté boobu loolu tax ma gën a ñëw parce que am ñu may woon Gouye Gui da ngaa damm am na ñoo xam ne damay woo téléphone di jooy Gouye Gui mën leen damm ma pour ñoom man damm naa mais njàmbaar gi ma am ak jom gi ma am moo xam nga moo tax ma woon gars yi ci tànk bi ne leen xam nga tànk waaw gars yi tànk bi daa war na mën a def ay affaire fi voilà gis nga nii yëpp non nice xam nga damm ma heure la woon rek xam nga heure la woon xam nga léegi di wan ni sama supporters yi dara jotuma maa su may entraînement démb rek li ma doon teg di ko présent essayé naa ko tànk mën na ko def wala du ko def teg naa ko présent naa ko tànk alhamdulilah rabbil alamin heure la woon xam naa yàlla mënu woon di nga am ndam mais yàlla lépp lu mu def ko programme moo tax ñu ko sant ak suñu borom parce que mënoon naa daan ba pare ñu yóbbu ma cana ba suul ma moom lay gën a metti mais comme vraiment daan dem principal yàlla foo ma seetoo mu yam fa te garaawul non garaaw amul garaaw am na ay ordonnance jënd nañ ko sayee xanaa CNG nag dinañ fay ordonnance yooyu comme que dagg nañ ma ordonnance mais am nga assurance man maa ngi fay foofu nas laa mujj woon nas ko lijjanti foofu fay waaw mais nag loolu kaay ma wax la sa ménager sa ménager non comme que dagg nañ ko su ko xëyee bàyyi CNG voilà léegi da ngay dem sa assurance moo la war a rembourser léegi suñu mais na jaar fi mu war a jaar waaw cooju léegi loolu yëpp tamit jël ma caméra ko voilà da nga bëgg da bëgg ñu jël la en direct waaw direct mais yaa ngi direct waaw di par vidéo di sant suma moom waaw yéegaguñ foofu non attends maa moom émission bi déglu rek nag mais attends non ngañ sax yaa moom émission bi di may ma may la nga sant ci benn temps waaw dama bëgg ñu yeggali parce que ñu ngi jëm dimanche ci stade Iba Mar Diop stade Iba Mar Diop ak
Mounia production ci diggante Sococim ak ki nga xam ne mooy Cartouche yaakaar naa ne que signature contrat bi ñoom ñaar ku ci ne ñaax na sa morom ku ci ne am na loo wax sa morom ci diggante Cartouche ak ki nga xam ne mooy Sococim di ñaari xale yoo xam ne daaw ci ay victoire lañ jóge te seen victoire ñaare yu ci ëpp léeg-léeg kaawoo lay doon bon ku xam ne Bara Faye la mujj bëreel moom Sococim bon 13 ndiir la Cartouche mujj dóor mu daanu ci Amadou Bari muy njool ak ndaama yoo xam ne ku ci ne da nga xor sa loxo dafa xor ba pare ay xale lañ yoo xam ne combat bi combat bu dangereux la parce que Sococim dafa nekk ci yoon nekk ci ginnaaw Balla Gaye ki nga xam ne mooy Cartouche nekk ci yoon nekk ci ginnaaw Zos nekk dóor-dóoraat dimanche ci stade Iba Mar Diop ak Mounia production ñoo koy bëre kon Mounia mooy continuer week-end bi ak ñaari mbër ñooñu diggante Sococim ak ki nga xam ne mooy Cartouche ci wàllu mbappat yi tamit daañu ci ñëw dimanche ci stade bi nga xam ne mooy terrain bu Njaareem ak El Hadji Daouda production ñoom le 9 la dimanche diggante Sakel ak Medzo dina amaat yeneen juróomi combat yoo xam ne dina ca am di drapeau Aminata Lo Diaye di ministre de l'action sociale loolu ma ngay am ca stade Njaareem waaye tamit ki nga xam ne kii mooy Tina production moom it ca Yaraax muy mbappat lu mag loo xam ne dana am dimanche ci Yaraax mooy wet gi nekkee Soleil di combat boo xam ne Pindaar yi moo koy bëreek Adebayor grand combat bi mooy Pinda ak Adebayor ak yeneen ñeenti combat yu ci toftal kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant muy Tina production di fàttali ne am na combat boo xam ne taxaw na ca Refane parce que Mbaye Diouf day champion ba pare yor structure bi ñuy wax Wuli production moo taxawal diggante Ndiaye Lambaye ak ki nga xam ne mooy Assane Faye loolu daañu ci ñëwaat ndax programme bi mi ngi sunu kanam ak Mbaye Diouf mbokku téléspectateurs yi namm ngeen Modou Lo bëgg ngeen ko gis ban état de forme la ne waaye xam nga seen télévision Futur Média fu mbër nekk ci àdduna dañ koy topp pour xam état de forme am dina am loo xam ne dina ñëw bientôt dañ leen di def rek loolu ñu naan ñamali ci état de forme Modou Lo waaye émission la boo xam ne ñu ngi koy préparé ci diggante Modou Lo ak ay studio fa ci États-Unis jërëjëf gaa ñi mbokku téléspectateurs yi loolu ñamali la émission baa ngi ci kanam am na yeneen yu ne ci biir yu doy waar sax yoo xam ne ci Modou Lo boobu ngay xam ni mu nekkoon États-Unis état de forme am ni mu daan lekk ni muy récupéré ak poids am fan la toll tey émission boobu mu ngi sunu kanam gis ngeen di ci woon ak képp koo xam ne kii muy ñiy jaay seen produit émission boobu la ca ne ci ay secret dafa bari fekk Modou Lo ba États-Unis ak temps bi mu fa nekk yëpp ñu dund kook moom foofu ak Aïssatou Diop Fall mbokku téléspectateurs yi seen télévision Futur Média ànd ak seen émission Refo tey suñu émission di Gouye Gui njëkk ubbi saison bi ak victoire kon drapeau bi nga xam ne moo ne woon ci Papa Sow tey mi ngi ci Gouye Gui muy drapeau Médès yaakaar naa ne dañ la war a yóbbu rek ñoom. waaw di profité di sant mu ñu Diop suus quoi. waaw tey déggante naa ak yaayam
papaam rakam yu jigéen famille ñëpp parce que mu naan dañoo féete daal dañoo féete ñëpp famille ñëpp paa bi dafa farak yow ñëpp dañoo féete même suuf sax dafa farak man parce que contrat bi nee na guy gi naa la yóbbu ba yàgg moo xam ne su waxee loolu day mel day far mu ni ku ci daan waaw ku ci daan basoka naan basoka xamal moom daa mel ndax xamal day ñàkk naan ber ko rek ber ma xamal daa mel ndax ci laa ko def ko ñaari góor waaw ci laa ko xanaa yow wóoloo sa bopp affaire yooyu xam nga mun naa mën a ngay ñàkk di ko sant di ko gërëm ba ñu jóo suuf di ko ni nag maa si gën a am quoi comme noonu ma ko waxee woon mu yóbbu ma dem entraîner parce que yóbbu na comme samay anciens ñi fi nekkoon du ma tudd tur kon daal da nga bëgg a préparer Ama Baldé Europe waaw loolu moom force la bu soobee yàlla moom doole ji moom fu ñu ko mën a wutee nañu ko wute parce que combat la boo xam ne man la mooy combat du peuple dafa laaj doole non du question doole sax combat bi lépp la laaj combat bi lépp la laaj combat bi bu laajee sax bakkan sacrifié ko ni mais yow dama la laaj waaw dama la daan laaj ci mbër waaw nga ne moo combat yëpp demee mais bii yoon nag c'est exceptionnel bii combat bii li ma jaral ngañ mënu ma ko wax man mënu ma ko wax nee naa su ma ko bëroon ba pare am ndam dee moo ma gën a dafa amoon lu dox seen diggante non combat la rek après di nga xam ne ci biir yaa ngi dégg di sant Serigne Modou Niang promoteur bu baax la vraiment Serigne Modou Niang nit la koo xam ne vraiment sama combat yu bëri moo ko tëgg amuñu fayam yàlla na ko yàlla dimbali comme ci ni muy defee comme gars yi gën koo jàppale xam nga di sant sama benn boy boo xam ne ku baax ci man Alsane su may àndal vraiment maa ngi moom ñoo defandoo booy bañalu ma dara combat bi day taxaw day bàyyi liggéeyam di sant patron Moussa ñoo may ñawal ñoo may defal lépp du ma demal fépp nekk suma morom nekk suma lépp xam nga Alsane di sant suma maman Fatima combat bi togg na ci ay añ yu bëri indi kër ga teg ci otoom defal tollu plus de 257 xaw ma tiset yu bëri tiset yu xam nga jàppale ma ko jox ma xaalis bu bëri su maman Fatima transitaire o ma fayam xam nga mais man xam nga kan laay gërëm sama idole mais man sama idole Sa Kajoor numéro 2 mais man xam nga kan laay gërëm maire Waré Sarr non c'est que débat bi bëri di quoi man maire Waré laay gërëm ba pare nag teg ci naas bon débat bi bëri di quoi yow xam nga da nga fàtte sunu ndekki la ah mooy li wax xam nga débat bi ba nee naa tey gaale bi ma nekk nii ginnaaw yàlla maire bi moo tax ma jël gaale bi ma nekk nii foofu tey jii boo mu fekkee rek tey jii ba ma doon jox benn loxo di nga ma jox 10 loxo wala nga jox ma sa loolu non di nga xam ne man nii y a beaucoup de changements kon dañ la ber ci benn changement te trop bees non attends pas kii bu bees da nga tabax kër gu bees non pas tabax kër gu bees maire Waré dafay jox kër gu bees non maire bi yàlla moo ñu boole am na mbir yu ma njëkk a xam ak moom mais ni seede yàlla mais ni ma jàppee non xam naa ci dara jàpp gi ma jàpp xam naa ci dara bañu lu ma dara man jëndutuma lekk jëndutuma naan xaw ma sama kase ñaata la du ma jënd dara sama añ reer yëpp fa la may fekk xam nga ñu yor ay doom yu baax yu ma bëgg seen bopp jàppee ma comme doomam nas tamit defal ma loo xam ne man xam nga dama ko toog fii du ma fi jógee nee naa sama premier combat bi ma maa nga fayee 400 000 maag Zarko 400 000 combat bi jëm 6 mois ñu koy indil ma avance bi ma jaay 350 000 wala 150 000 150 000 ma amoon ay bor fay ko 150 000 10 000 ci des mu jeex su ma xëyee ma dem jënd tàppala ba bu 200 ndekki ci desal ci tuuti pour reer. ah bon wallaahi wala. coono googu jaar nga ci. yaa ngi dégg pour reer. ok mais des fois am sama benn booy bu ñu wax poussé. bu ñu jógee entraînement ma daaneel ko tuuti 200 pour jënd ci benn tàppala ba pour mën cee ndekkaat du ma ko wax néegee jeexal. xam nga léegi. bu ko defee coono gi rek. non dafa daaneel bëgg doon mbir rek su ay resaar toogee añ ma lekk nii. xam nga réservé bee reer quoi. di sant sama jigéen bu baax nag vraiment coono yu bëri tegal na ma ko muy ay resaar. tey du ma xalaat problème yi yaay du ma xalaat problème dara. yëpp mu ngi soutenir. yaa ngi dégg nas tëgg sama combat man ak Pape Morlo fay ma xaalis bu bëri ma daan Pape Morlo mu commencé ma teg ci 4x4 bi ci kanam oto bi fu ñu jëm ñu ànd. mais buñ àndee ñu jaar Sénéna jënd fa ay fataay yooyu xam nga mu jëndaaleel ma mu dem ba xam ne affaire yi métti na ci man dara wóoruma dara. mu may defal lépp fayal ma sëriñ jox ma lépp xam nga xalaatatu ma xaalis dem naa ba combat bi su ma ko bëriwul sax ma bañ ko bëri moo gën parce que dem naa ba ci yor xaalis boo xam ne nii moom takku na daal. fi mu ne guur gi am na xaalis. non attends rek yaa ngi dégg. waaw non attends guur gi am na xaalis. ñu dem ba combat bi jeex. waaw mu teg ma ci yoon boo xam ne ni ma yoon bii ngay nekk yoonu champion. lii boo ko defee da ngay nekk champion moytu lii du ànd ak man ci kaf otom bu ma ci duggee bu ma gisee jigéen sax moom na duñ taxaw mu teg ma ci yoon siraatal mustaqiima tey ku may waxaalal combat moom ngay gis am naa manager mais sama manager jëriñu ma dara gi waxin la mais moom
nas lay waxal nas na ko jëlee ko waa mu doo ko ménager pas le Diop mooy sama ménager mais nas moo ko naan jëlee mu jël bàyyil mu bàyyi man nas moo ma naan defal ma def bàyyil ma bàyyi cër la bu ma wan ma delloo ko te ilaa yu mu diin dama koy delloo force yàlla moo ko def mënul ñàkk nit ñi fa nga am njiit comme ni ma Saaka Yor nekkee sama njiit ci école ba moom noonu la nekkee sama njiit ci lamb ji. Saaka Yor am na combat. Saaka Yor am na combat mooy Ousmane Diop di ko ñaan yàlla may ko ndam mu jàpp ko daan ko jël bu sëdd bi ci torof mënul ñàkk mais mu yom foofu yaa ngi dégg doomu aadama day nangu ndogal te man nangu naa ni sa diggante waa Guédiawaye ci 2 minutes rek. su ma diggante waa Guédiawaye man uma fa noonu wala gisuma ko tey guy gi mooy bëri yi tey bu ngeen ma topp ay caméra bu ma génnee mbedd yi paa yi des fois damay romb sax booy maan maire yi tee leen seen doomee ci kaw de fi ma jaaroon ñaar jigéen ñi étage bi daanu xam nga rek mbalak yooyu daal mais loolu day am lu muy def ci popularité bi am lu muy def combat bi dañ ci contact ak Balla Gaye bi passé non waaw mais combat c'est que dafa am loo xam ni xam nga du fekkee Balla Gaye maa moom du koy contact maa moom ma ngay rakk lañ loolu seq ak moom nit du ko dindi ma nga rakk lañ ragal féete day xam ne cër moom laa seq ak keneen du ma dem ba combat toll fenn wala feneen toll feneen ñuy wax dox digg diw may arrêté sama diggante ak Balla Gaye du ma ko def maa moom ñoo bokk lépp moom la may jàppee ma jàppee ko noonu defu lu tax man ma dindi loolu ci moom defuma lu tax moom mu dindi loolu ci man ak Balla Gaye daal ay parti bu doon suukar ak soow lañ damay dem gàllem day ñëw suma gàllem day tëdd sama lal day jël dara jox ma lekk ma jël dara jox mu lekk ku la wóolu nga wóolu ku la du ko wóolu mais di nga ko mbër yu ko njëkk a xamante ne noonu mais di nga ko yóbbul show di nga ko yóbbul show waaye mu may jox may takk ma koy jox muy takk ñoo seq lépp mais am na combat de ñun c'est que comme ni ma la ko waxee rek du combat boo xam ni dañu ñëw sax di ci wax mais bu boobaa ngay xam ñun gisaay dañoo jóg suurewu nekk benn yàlla nag mooy def lu ko neexee ñuy ñaan yàlla mu may ko dam jël bu set wicc ci carte yoon bi mais gars yi nee nañu parparloo googu entre écrits yi am na ñoo xam rafetluñ ko lu tax suñu gisaay man maa fi njëkkee bëri suñu biir man maa fi dindi man maa fi njëkk bëri jaagar école Balla Gaye sama premier combat ma dem ba xam ne lii naa sul ma dindi ko woote ay tour woote ay football ñu demlante mu deñ ñu war a jox avance di école Balla Gaye école kii man leen du fi am nga xeex loolu ba mu xeex loolu mbappat ñu bëri ma leen du fi am loolu yóbbante Ama mi ngi di la seetaan non Ama maam non joxal ko mi ngi nii yóbbante loolu yóbbante Ama mi ngi sa kanam Ama toujours tu pare war na xam ne war na pare parce que guy gi nga ne am nuance guy gi war nga xam ne war ngaa pare guy gi c'est pas de innocent tu es intelligent déggoo ma de waxin la quoi comment tu prépares Ama comment tu prépares Ama pour tout moi je respecte beaucoup l'adversaire parce que l'adversaire produit des jeunes moi des jeunes mais c'est le combat du peuple c'est le combat moi j'ai combat d'avenir pour l'avenir demain pour moi avenir pour le combat remarquement pour le parmi ce guy vraiment pour le combat du peuple waaw l'avenir dans quelques instants du comprendre Ama est le fils de Falaye Baldé le grand champion mon père tu es grand champion ton père tu es grand champion fils de Falaye Baldé c'est le fils de Falaye Baldé le fils de Falaye Baldé tu es mon père tu es grand champion le champion de l'Afrique occidentale française Falaye Baldé tu es mon père t'es pas champion de l'Afrique de Falaye Baldé mais tu as gardé Ama qui en met frappe Inch'Allah jërëjëf Inch'Allah kontaan nañu guy gi mbokk téléspectateurs yi bu guy gàngoog humour la lay defal vraiment bokk ci mbër artiste la te moom artiste la te loolu dafa am solo lii dafa neex gars yi guy gi ñuy làkk tubaab ñëw gis nga li mu wax Ama Baldé je pense que waaw Youssou vraiment borom télé bi parce que nas sama grand bi moom Youssou rek moom bañ na ko ba otoom Youssou Ndour moom Youssou Ndour bëgg ci xolam ak sama grand Mor Ndiaye xam nga moo tax des fois su ma toogee plateau bi di leen jàll ñu xam ne Youssou mel na noonu ci moom xam naa jomul sax Youssou dina ko Pam recevoir Youssou lay seetaan waaw Youssou waaw yaa ngi may dégg recevoiral nas parce que il est du tout de pan de tout de cassette y a de cassette de tout depuis dans 1982 nas bi ngay cassette recevoiral nas ok Youssou ñu koy gërëm di ko sant di xam nga ñaanal ñëpp jaaw sa jërëjëf kon Youssou message bango guy gi dafa bëgg nga recevoir nas mooy homme de confiance moom lay àndal mooy doomu maire Waré Sarr kon defe naa audience boobu daañu ko def à présidence de guy gi ñu ñëpp ñu teew ci nag dañ ko def kii sax ñu xam naa Youssou bu leen di recevoir dafay ñëwaale voilà def plateau ñu toog waxtaan ñu si toog voilà dina ko def xam na moom moi je connais non mi ngi lay seetaan jeex na comme nga xam nga ma rek defal loolu moom peut-être télé bi muy doogi ibbi fii lañ daje mënu ma sa télé ngoog ma ne ko ca kawal ca kanam la jëm ñu toog waxtaan mais nit ko tamit ku oyof parce que ba mu ñëwee ñu ñëpp la fekk jox ñu loxo nuyu ñu mbalak mais dafa am ñaar ñoo xam ne nii
dañuy wax ci moom ci ginnaawam nit ki boo koy seetal xoolal kii rek tey ñu fekk ñu fi ñu affaire man la àdduna amul solo. loolu tax na ba xam nga rumeur bi ko xam ne commencé daw quoi Youssou ko baala ko baala booy toog fi di wax doo fi jóge Youssou ko baala lu fi def ko baaxul ni ko def. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi mu doon seen émission Roffo di leen fàttali dimanche ñu ngi jëm ci stadium Iba Mar Diop le 9 octobre 2011 ci diggante Sococim bu école de lutte Balla Gaye ak Cartouche ak Mounia production yaakaar naa ne lan ngay mottale. dama fàtte waa Waalo quoi jàpp nañ ci combat bu baax waa Waalo. mel ni waa Ahmed bi nekk Ross Béthio ak Ahmed bi nekk Waalo vraiment jàpp ñaanal la lu toll jox la ay millions fere yooyu te fayoo ci dara loolu maa kooku ma fayam. lu mel ni laa ko mën a fayee di nuyu sama benn grand frère laay Guèye. sécurité quoi mook Bulo ñoo bokk saal. combat bu taxee day bàyyi liggéeyam. jërëjëf nuyu waa Comico 2 gi yëpp. Comico 2 1 2 3 4 ñëpp. ak sama koñ jaxaay cité barak ñëpp Fatou kenn. jërëjëf merci beaucoup di gërëm waa régie bi di ñu gërëm caméraman yi nga xam ne ñoom laa àndaloon ak ki nga xam ne moo ñu magee tey di Fifi ak suñu doom Petit Ka nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ñun ñëpp ak bu jëg ñi mu àndal nas tamit ñu ngi yeesal suñu nuyoo ci moom di nuyu waa Guédiawaye yëpp école Mor Fadam di félicité Mor Fadam di ko jaal ki nga xam ne mooy Baye Yéri Jaxate mbokk téléspectateurs yi fii la ñuy yem ak yéen bàyyi leen ak Français Mbeur. Our fans, Vermox, thank you. Et suivez-moi sur la France TFM. TV France Mbeur avec TFM. TV sur France Mbeur sur TFM. I don't care, I don't give a care, you know what I'm saying? Suivez la France Mbeur sur la TFM. France Mbeur sur la TFM. Adim, comment suivez l'émission France Mbeur sur la TFM? C'est une bonne émission parce que 70% des lutteurs qui ne parlent pas français, quand TFM crée une émission France Mbeur, qui a permis aux lutteurs de bouger pour parler français, parce que maintenant les luttes, c'est là à partir tous les pays du monde. Comment vas-tu? Santé Serigne Touba Mbacké. Mais en français, hein? Mais non, il n'y a pas à le faire là-bas encore. Il n'y a pas à le faire? Mais parle français un peu. Un peu. Comment tu vas aborder le combat aujourd'hui? Mais le combat aujourd'hui, là, il y a beaucoup de population le revenir comme ça pour le venir et ça quoi. Moi, le nez, le donner et ça le qui quoi. Parce que le nez donné et ça Demba Diop. 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 Barki Mansour Rafal. Kon combat avec toi gagné. Avec toi gagné. Le Niariar avec Ezekiel pour le battre. Il est tombé. Bonjour ambulance. Wow, bonjour, bonsoir. Ambulance, vous suivez l'émission France Mbeur sur la TFM? Oui, sur le FM. Comment l'as-tu vu? Moi, je dis ambulance. De Tahiko de Thiès. Tout tu vas diapolé. Qui est ton adversaire d'aujourd'hui? Bébé Bala. Oui. Je te arrache aussi KO. Mon gars, bout de Basicao. En français? Je te arrache Basicao. Il t'a tombé dans la mur. Il t'a tombé dans la mur. Mais qu'est-ce qu'il y a dit à je l'ai dit. Il félicite dans le pied. Il est agressif. Il frappe avec le gauche. Mais s'il ne frappe pas gauche droite parce que son adversaire ne se battra pas. C'est une... Ragal quoi. Non. Moi je dis... Écoute-moi. Moi je dis... Tigre de Somone, il ne m'arrête pas. Je te battre, Tigre de Somone. C'est vraiment, c'est contente pour les Guigui. Wow, je suis contente pour les Guigui. C'est extraordinaire, oui, avec plaisir pour tous les moments disponibles. Et les sabar? Et les sabar pour les tam-tam, pour les tchèques, pour les Guigui, andam, pour les Nibi. How are you, our fan? Vermox, thank you. Et suivez-moi sur la France TFM. TV France Mbeur avec TFM. TV sur France Mbeur sur TFM.
I don't care, I don't give a care, you know what I'm saying? Suivez la France Mbeur sur la TFM. France Mbeur sur la TFM. Président Moustapha Gueye le lutteur. J'ai déjà parlé quelque chose. Un peu. Président dañ la bëggoon laaj ndax mooy roofoo ci biir bëre. Roofoo. moo di duggante. Roofoo. moo di duggante. duggante. waaw roofoo mooy bu ma defee ñu. de taxaw kañ ma taxaw. kon boo gars yi gis nga loolu président xam na luy roofoo ci biir roofoo lan moo ci mën a xew. roofoo. ah yan jël moo ci mën a am. bu fekkente ne dem nañu ba mënuñoo dem ñu bàyyante. ban jël. roofoo man de ba ma nekk xaleel mënoon naa bëri nag dama lay wax. xam nga mosuma ko wax mais naa la ko. man ku mën a galgal laa woon. ku mën a galgal laa woon. galgal boobu moom lay def ci politique sax. sama adversaire politique bu ma bëree jaaxaloon ma galgal. sama adversaire politique bu ma bëree jaaxaloon ma galgal. kon loolu leer na merci président. Amène ici. Il y a un alien dans la nature. Je ne sais pas où ni pourquoi il est là, ni ce qu'il va faire. La motivation principale du parasite, c'est de faire l'amour. Quand Caris s'abandonnera, le règne de l'alien commencera. Pardon. Ah! À quoi ça sert? Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi! dañu bëgg am ay xarit yu bees tàq yu kenn dajjeekul ci paquet yónneel gaaw wax SMS AMI AMI ci 24 500 ay nit yu bëree bëri ay góor ay jigéen yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi yëpp yow dong la ñuy xaar pour waxtaan ak yow nekk sa xarit kon yónneel gaaw AMI AMI ci 24 500 boo bëggee am xarit yu bees. Powered by Jet Multimedia.